dégg nga combat bi xeebuma ko musuma ko xeeb te du ma ko mus a xeeb tey dama ne ci làmb di ci bay suma waar ba yàlla def ma jël couronne bi tey jël couronne bi sama premier combat war a nekk Ama Baldé kon combat bi xam naa fu ma yegg bu baax a baax xew ma ko du ma ko mos a xew jamais te lu yomb sax dafa baaxul lu yomb baaxul bu may combat bi yomb ay ñëw fat dóor mu daan wala yenn dóor si ko non bëgg naa mu saf balaa yooyu yëpp dem insha allah jël la am puisque bis bu mag la dañ koy xaar lu yàgg tey bu ñu ñëwee bis bi war na wane ko moom insha allah bëgguma combat bi ñëw rek ay dóor mu daan wala non bëgg naa ñu bëri lu saf wala xeex lu saf jël di soog am insha allah loo ci wax sama bëgg loolu la. waaw jërëjëf Modou question bi c'est très pertinent wax dëgg yàlla boo seetloo ci sama biir discours nee naa ne fustigé wu ma pay-per-view waxuma ne baaxul de lu baax ci làmb la mais man dama gëm ne lu rey làmb la sénégalais yi nag ñoo ma fi tax a toog ak amateurs yi ak askan bi lépp lu ma mën a def pour béggal leen incha allah dinaa ko def ndax nag Modou bare na ñoo xamante ne ci population bi lañu bokk bugguma dugg ci détail duma ci dugg itam mais mënuñu accéder ci internet parce que fa ñu ne moo tax te ñooñu dañoo jar a xalaat c'est la majorité ndax ci askan bi lañu bokk man bu doon sama sago télé yëpp wane ko en direct ku ne won la nga mënee nag waxuma jël signal di joxe de ku ne wane sa direct bopp won li nga mënee waaw man bu doon sama sago noonu lay demee affaire bi xumb mel ni mu meloon bu njëkk ba am engouement te yow wóor na la wóor yaa ngi may poser question mais xam nga ne loolu mooy dëgg te looloo war a am yow xam nga loolu ndax internet am na ñu bari ñoo xam ne yoruñu télé nouvelle génération donc seen téléphone rek lañ ko mën a seetaan te téléphone tuuti na tuuti boo xamante ne di ko téye pendant 4 heures de temps di ko xool nii neexul te ñaata nit ñoo ci mën a xool donc man foofu laay waxee. mais dama signé contrat parce que dama jël alal bu bare def ko ci làmb ji donc foog ma wut ay pexe yoo xamante ne ñoo ma ciy génne waaye bu ma gisee pexe bu gën a neex ma jaar ci boobu loolu rek la. Ngoné Mbaye sa question dégg naa ko mais àdduna ku nekk mag ngay ñaan ku nekk mag ngay ñaan ci lépp nag ah mag du yeel yu gudd rek wala boobu rek loolu bu mag yàlla dogal na ci làmb comme li nga wax. jafe-jafe yi bëri na dem nañ am nañ daal taxasaat bu nekk signature bu nekk xam la keroog comme ni nga wax am na benn essence sax yi nga xam ni dënn yi tàngoor na naroon nañu affronté mais comme ni nga wax ku defarul rek yaa yàq te tey bu ñu defoon comme lu ñuy def kon ñu may wax heure bii leneen la ñuy wax te dañu toll ci làmb fi nga xam ni lu defar rek lañ war a def luy defar rek lañ war a def bu ñu gisee lu yàq sax ñu teggi ko loolu moo tax keroog ba loolu amee xam nga dem nañ taxaw SDC mais après ñu dem ñun ñibbi quoi sinon xam nga da nga fiy gaañ wala ñu gaañ la amul benn sens loolu moo taxal ñu dëpp keroog. Modou Lo mu ngi nii. yéen a ànd di tëgg làmb ji. dama ne am na ñuy wax ni sax yow mu li dana joxu la dara da ngeen a kii collaborer. la leer. non mais xam nga affaire yi moom bu amee ku ne di nga wax sa xalaat rek man miy bëri ndekk acteur moom. defe naa tal naa leen di tëgg ay làmb nekk ay production ci li ma nekk laa nekk muy sama entraînement. moom promoteur la comme ni ma yàgg na tëgg bis bu nekk bis jaaxlu ko def ñu fay man ak Ama Baldé ñu war a sëgg bëri incha allah di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci ak jàmm soobee yàlla. pourtant nag Malick yàlla rek moo tax may wax Modou mu ngi nii toog laaj ko ndax avance am 1 franc manqué na ci laaj ko mu ngi nii. amul benn dërëm bu coo xamante ne manqué na ci. te reliquat bi CNG laa ko yóbbu ñu jox ko mu ngi nii yore lu ma leen dara. am na loo xamante ne nag. ah non loolu kay jarul sax wax. parce que xam nga ni saa yi lu ñu waxante bu amul lu ci manqué kon ñu nit lu ñu war ak moom duñ ko def. mais tey moo ngi nii woote ñëw leneen ak leneen bu woote bu ñëw parce que contrat moo ñu tënk. lu ñu signé lu leer nañ. bu la jox sol waaw. loolu leer di ñaan Sénégalais yi rek aussi ñu gën a tàppe xol yi xam ne aussi xam nga. nit aussi toujours delloo ko rek la mu moom bul ko jéem a toujours fustiger di jaar ci yenn affaires yi réew mi fii laa dëkk lu ne def naa ko fi waaw nañ ñaan yàlla rek mu ñuy kàttanal ndax yàlla rek moo yor kàttan ñun yoruñu kàttan waaw bu ko neexoon tey lii sax du am bu ko neexoon ñun kenn xamul tey ndax di nga ñibbi sa kër ci normal
kon nañu sant yàlla di ko gërëm boole xol yi boole xel yi lu am solo ngi noonu. sa question bu njëkk mooy li ma wax moom loolu laa jàpp parce que loolu laa jàpp moo tax ma ne xanaa li ñu jël dafa nëbb doole ba tax boobu ba léegi xam nga saa yu dara taxawee rek ñii dafay affaire man loolu laa jàpp dañu jël lu leen ëpp doole. mais man téléphone s'il vous plaît. mais man loolu jaaxaluma comme ni nga wax takkusaan bu nekk bëri naa ko bis mënul des ci man ñoom kay xam naa moom ñoo jël lu leen ëpp doole moo tax boobu ba léegi ay benke jënke di am quoi mais nañ ko koy offal rek diisul ko. ndax dédommagement am na ci report yi. waaye xam nga affaire de Covid 19 la wax dëgg yàlla xam nga loolu ñëpp la touché parce que promoteur bi tëgg combat am moom bu ko neexoon bu sañoon combat bi am lim ci am dem avancé xam nga ñun tamit noonu mais tax na li nga xam ni yàlla daal balaa bi yàlla wàcc la kenn mënu ci dara état nag am na yu mu doon def mais ñun nag mbëri moom ñun defaluñ ko wax dëgg yàlla. am na ñu mu def ay dédommagement ci fond Covid bi mais ñun bëri moom gisuñu ko vraiment mais sant yàlla nag alhamdulilah. waaw Malick wax dëgg yàlla report yi metti na torop ndax ku jël sa xaalis immobiliser ko pendant ay at yaakaar naa benn investisseur homme d'affaires yi may dégg xam nañu ne amul intérêt boo ko dugaloon banque sax ci 1 an au moins minimum li ma fay mbëri di nga ci am bénéfice boo xamante ne di nga ci mën a régler ci benn année sa famille. donc loolu amul solo par contre nag ci dédommagement yi li ma dégg man parce que man kenn woowuma pour dédommagement mais man li ma dégg ne moom la ñu dédommagé mbër yi promoteurs yi muy 2 millions yaakaar naa loolu laa dégg ne moom la ñu jox mbër promoteur bu ne man 2 millions yi moom laay fay frais d'organisation pour organiser lamb donc question bu pertinente nga wax je pense que dédommagement pardon dédommagement bu ñu koy wax 2 millions nga koy jox koo xamante ne peut-être fay na ay centaines de millions ay mbër bon xëy na aussi loo xamante ne war nañ ko seetaat mais man je pense que ku ma woowoon sax di ma jox 2 millions pour dédommagement wu làmb ah wax dëgg yàlla yaakaar naa ne dinaa ko jël def ko feneen waaye du ma ko def ci sama bopp man parce que yaakaar naa ne yenuwul maanaa ci man. nag Malick report yi moom mbëri ñoo ci gën a tey xam nga fi ma toog mbëri laa fi toogal promoteurs yi ñoo tane parce que yow da ngay joxe sa avance ci Covid sam la Covid bi jeex yow da ngay continuer li ngay am da nga koy am yow amul perte ba. mais laajal Modou mii laaj ko moom kañ laa régulariser combat bi laaj ko ko. waaw comme yow nag. est-ce que matul 10 mois avant Covid laa régulariser man. au niveau du CNG. mu ngi nii toog kay man du lu may wax man. promo moom mu ngi nii toog. xam nga loolu tey mbër moo ci gën a perte mbër mi jël avance Covid ñëw. kenn dédommage woo kenn defu ko dara léegi xam nga ni day dund loolu lekk na ko bu yàgg léegi combat bi war a ñëw rek sax wax ñu jàppaat ko. mbëri moo ciy gën a dee moom. promoteur yi mais est-ce que lamb ji kon est-ce que lamb ji amul benn lobby buy daw bu ñu am ci xejj ak seen est-ce que. ah oui parce que yow ba problème bi amee ñun mbëri génn nañ wax nañ ci yow problème mu Covid bi woon wax tamit ci affaire de fond Covid bi woon. parce que ñun ñëpp ay acteurs lañ affaire bi ñëpp la impacté woon. boobu jël nañu ay avance toog Covid ñëw ñun ñëpp ci am balaa bu yàlla wàcc dañuy muñ rek. mais tamit affaire yi moom amoon na ku ma ndey am ku ma amul ndey amoon na ko. non Malick gis nga wax bu jotee dañ koy wax. moo ma fi indi man. sinon du ma ñëw fii di fi toog. gëj nañ ma gis ma jàkkaarloog presse bi. li Cheikh wax dafa am solo est-ce que lobby amul ci làmb ji. làmb ji nañ delloo siwaat xel yi. ñi ko war a yor ko ñi ko war a yor xam nañu seen bopp. la ca biir nag sëb la ko bënn nga ca biir kenn xamu ko. waaye nag. la ca ne man dinaa ko wax mais wax dafa jotagul ndax wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne danga ma wax te wax jotagul mu jooyaat ñu ne ko looy jooy mu ne ko danga ma wax foo ma warta waxee moo tax duma ci waxagum mais am na lobby mais lan moo ñu mën a jaaxal fii ci làmb ji Malick yow Malick Thiandoum mii toog je te prends à témoin fu ne ànd nañ ko ci Sénégal Tamba Saint-Louis fu ne def nañ fa làmb événement bu dul événement jinne def nañ ko donc tey li ci làmb ji xam naa mais affaire lobby yi ay détails li moo di wax sax dafa am solo ay ñëw yor sa ay barigo di suul ci la affaire bi du foofu si suñu borom doo nga fi ne wa inna lil muttaqina mafasan moo fi ne suñu borom kase moo fi ne leneen new waaw non maa ngi ci liggéey bi daal maa ngi ci liggéey bi ma war a nekk daal di liggéey vraiment
yokkuma wàññiwuma maa ngi ci diggante bi ma nekkoon rek. waaw mais booy xool nag Luc Nicolaï Enco moom baaxoowul képp ku ma tuddee rek comme tu dis ay Abbé Diamakhoune ay Kumba Gawlo suma xarit ñooñu laay tuddee exclure ñu aussi làmb ji ñu jox ko nit koo xamante ne mérité na ko ndax liggéeyam bi mu liggéey ci biir réew mi mais wax dëgg yàlla fii ñuy wax ak yow moom amul kenn koo xam ne tànnagum nañ ko pour bés boobu. amagul parrain. amagul parrain. waaw sa question d'abord communication mu ngi am suñu diggante ak suñu fans club parce que ñu ngi def ay réunion ñu ngi am ay groupe ci WhatsApp yi moo tax ñu ngi waxtaan bu baax a baax te yii nii ñuy wax toog nañ fu nekk di ko wax mais day des rek làbbali fas moom taxul loo ko làbb rek doyul quoi di wax ñun mbër yi dañ ci am responsabilité yu mag a mag muy di gën a wax ak supporters yi di leen ñaax rek quoi mais ñoo ngi ci moom tout le temps. waaw pourquoi pas. sensibilisation ma ne ko pourquoi pas incha allah. aja ci bu ko laajee tamit ñu def ko incha allah. waaw Lamine question bi dafa mel ni sànq sax tontu naa ko waxuma ne ba léegi pay-per-view baaxul ci làmb déedéet waxuma loolu de dafa mel ni dégguloo li ma wax boo dégluwaatee peut-être li ma wax sànq di nga comprendre dama ne pay-per-view li yàq làmb ci la bokk engouement bi làmb amoon pay-per-view baax na ci làmb parce que nit ñaa ngi ciy gis seen bopp mais baaxul ci benn côté lu la wax dafa laaj dégg-dégg baaxul ci benn côté mooy am na ñoo xamante ne ñu bare mënuñu accéder ci pay-per-view donc engouement bi làmb amoon bu njëkk ba xëy na tey booy xool moo tax tey am na mag yu bare ay classe Malick Thiandoum yi xëy na léegi sax nit wax na la Malick Thiandoum làmb da koo dépassé da nga koy dégg léeg-léeg Malick Thiandoum làmb dépassé na ko Bécaye Mbaye làmb dépassé na ko parce que xale yi ci réseaux sociaux yi la ñuy ne réseaux sociaux yi la ñuy ne man côté boobu laay waxee waxuma ne baaxul parce que fii may wax ak yow yaa ngi wax xëy na juumoo yow yaa ngi juum Lamine man Ibrahima sama doom la ban juumoo moo am sama diggante ak Buzz Pro ñàkk déggoo ban ñàkk déggoo moo ci am amul benn ñàkk déggoo question réponse waaw loolu rek la Lamine yéen xam nga ne yéen ñëpp wax dëgg yàlla samay loxo ngeen jaar bu dee yàlla dëgg rek la bëgg samay loxo ngeen jaar Lutte TV ba egsi tey fi ngeen egsi bu dee yàlla dëgg rek la bëgg donc Ibrahima tey li ma koy ñaanal yàlla man naa ci jiitu lépp lu ma ko ñaanal rek yàlla naa ci jiitu man waxeewuma fi ngeen di waxee man waxuma côté boobu dama bëgg a wax ne làmb pour mu dellu siwaat mun nañ def pay-per-view def ko diaspora téye Sénégal brouillé diaspora ba nga xamante ne ñoom dañuy fay mais Sénégal ñu may leen ko parce que ñi ne ginnaaw loolu mooy dooleelaat làmb ba mu eggaat fi mu eggoon mais waxuma ne damay bàyyi pay-per-view de déedéet làmb bii di ñëw sax xanaa moo Buzz mën na ko def làmb bii di ñëw nii waxuma ne baaxul mais fi may wax mooy day wàññi doole làmb foofu rek laay waxee. si vous avez de grands sponsors. si vous avez de grands sponsors état dugal ci dootu ko jar. ah déedéet dootu ko jar bu boobaa nag diaspora bi nga xamante ne ñoom am nañu yaakaar ne xëy na tey ñoom am nañu moyen bu ñu jëndee làmb ñoom ñu jënd ko mais biir Sénégal parce que foofu connexion xam nga ne ku ne bitim réew connexion jaaxalu la muy France di feneen ak feneen. mais tey fi nga xamante ne tey boo demee yenn coin reculé yi même bu fa connexion amee xëy na amuñu moyen tey jënd passe 5000 francs pour seetaan 5000 francs nañu waxante dëgg am na ñoo xamante ne duñ ko yor di ko jël waxuma ne yoruñu ko mais duñ ko jël di ko def ci passe donc ñooñu tey nañ leen xalaat am na ñoo xamante ne tey fa ñu ne internet accédé wu fa loolu foofu laay waxee Lamine. c'est la majorité. foofu rek laay waxeewuma feneen mais làmb ji exclure ma ci pay-per-view de liggéey ak Buzz sax exclure ma ko déedéet mais problème bi mooy fi may waxee mooy engouement làmb bi ñu soxla woon am na loo xamante ne pay-per-view téye na ko ci. wàññi na ko bu baax te dama koy dégg ci journaliste yu bare ba ci jamaïcain ma ne taxaw keroog mu ma koy wax ne ma yéen mag yi làmb da leen a weesu bokkatuñu voilà mu ngi noonu bare na dëkk yu wax ne bokkatuñu ci làmb yow fa nga jógee Lamine fa nga cosaanoo tey ah Looro yow xam nga ne tey boo xoolee sur 10 personnes benn mooy jënd connexion ah foofu rek laay waxee. yow lu yëkkati fitna ba pare nga bëgg ci waxaat kon yow bokk ci lu yëkkati waat fitna non waaye li ñu waxoon daal wax nañ ko ci boobu passé nañ ko ñoom ci leneen quoi. Ama Baldé mardi
incha allah moom mooy ñëw ak man fii Modou Lo toog moo fiy toog incha allah man ma toogaat fii ma toog ñu annoncé leen nag face à face bi nga xamante ne ñoom ñaar ci la ñu war a jàkkaarloo jour boobu lañ leen koy annoncé incha allah. voilà loolu moom kenn ñaanu ko yàlla le 13 mars incha allah le 13 mars bu yàgg lañ bëgg incha allah bu soobee yàlla. waaw promoteurs yi moom wax dëgg yàlla ñii samay rakk lañu ñii samay mag lañu voilà on a de très bonnes relations fu ñu gisante wax dëgg yàlla dinañ joxante loxo mais nag bu dëgg jotee itam dañ koy wax rek loolu rek moo ñu boole incha allah. di ñaanal mbëru Parcelles yi am combat yëpp incha allah yal na leen yàlla may ndam di kontaan ci assistance bi vraiment yal na yàlla def jàmm ci Sénégal incha allah bu soobee yàlla. nuyu fan club yëpp ah xarit sans frontière xarit famille xam nga waa Termax club. waa MKB waa MKD di sant mardi 16h30 fii dina lii ñu def nii ak Modou Lo dinañ ko def ak Ama Baldé jox leen en même temps jour bi nga xamante ne Modou Lo ak Ama Baldé dinañu jàkkaarloo ci kanamu askan bi yëpp donc ñu ngi jox assistance bi ak sénégalais yëpp mardi à 16h30 incha allah fii ñu nekk ci Fana Hôtel.